asalaamaaleykum fidèle internaute yu Oxy7 TV di leen nuyu di leen ziar ba tey di am mbégte tey dalalaat leen ci li nga xam ne moom moo di seen plateau Actu7 santé tey ñu indilaat leen de tey benn thème bu am solo muy li nga xam ne moom moo di fièvre asthme. C'est une maladie chronique qui se caractérise par une inflammation des voies respiratoires et une contraction faisant suite à des difficultés respiratoires. asthme feebar la boo xam ni dafay chronique maanaam day nekk ci nit ki yàgg fa li koy caractériser lu ëpp mooy inflammation des voies respiratoires maanaam fi nga xam ne moom mooy sa voie respiratoire fi nga xam ne sa nooy bi fa lay jaar mën na am benn inflammation wala benn blocage bu fa nekk mooy contraction faisant suite à des difficultés respiratoires ndax soo xoolee ci appareil respiratoire yi dafa am wàll boo xam ni ñu ngi koy tuddee bronche yooyu soo xoolee ci seen morphologie nañu bindoo dañoo nekk benn tuyau boo xam ne ca aboutissement bi wala ca cat ba dafay tëju di tijjeeku maanaam bu tëjoo mooy que permettre na air bi mën a dugg ci yaram bi apporter oxygène mais bu tijjeekoo mooy que tam day permettre li duggoon génn mën a dégager gaz carbonique bi. léegi soo xoolee inflammation niveau bronche boobu lay nekk de telle sorte que bronche boobu di tëjoo ko tijjeeku day contracté wu mel ni lu tëju. du mën a tijjeeku bu baax de ce fait air bi du mën a circuler bu baax mooy waral ñenn ñi nga xam ne dañuy def asthme di def crise respiratoire bu ñu jógee ci loolu dañuy ñëw ci li nga xam ne moom mooy différentes formes d'asthme yi parce que am asthme yi dañoo wute bi ci njëkk mooy asthme allergique. Dans ce cas les crises sont provoquées par l'exposition aux allergènes. Il peut s'agir du pollen, de la poussière, du tabac. Forme allergique bu njëkk boobu noonu forme asthme bu njëkk boobu moom mooy forme allergique bi nee nañ foofu noonu crise li koy provoquer le plus souvent mooy ñi nga xam ne dañuy exposé wu ci certains agents allergènes mooy ñi nga xam ne dañuy allergie benn mbir di nga gis ñoo xam dañ naan dañoo allergie pollen mooy karaw yi nga xam dina nekk ci tissu yi wala yenn tissu yoo xam bu ñu ko jegee day déclencher seen problème respiratoire bi wala li nga xam ne moom moo di poussière bi leen di wër ñu koy noyyi ci biir kër gi wala ci mbedd bi mën na tamit déclencher loolu noonu nga xam ne moom moo di seen crise asthme yi mais tamit xetu cigarette wala saxaaru cigarette bi su leen duggee itam mën na déclencher crise bi boobu mooy forme allergique bi. Asthme non allergique bi mooy beneen forme bi foofu dans ce cas les crises peuvent survenir à tout moment surtout pendant l'effort forme asthme boobu noonu non allergique bi boobu mën na bañ a déclencher wu ndax benn agent allergène mais effort bi boo koy def di nga gis le plus souvent ñi nga xam dañuy def asthme bu ñu defee yenn effort yu diis yi wala exercice physique yu intense yi da ngay gis ñu commencé di fatt parce que ñu ngi imposer voie respiratoire yooyu ñuy war a indi air boo xam ni effort physique bi da koy laaj te mënu koo jox carrément li nga xam ne moom moo di organisme de ce fait foofu te mën a déclencher crise yi mais aussi les facteurs environnementaux peuvent déclencher les crises d'asthme ba tey tamit ci dëkkuwaay bi wala ci mbedd bi dina am facteurs environnementaux yoo xam ni dina indiwaat ba tey mën na ñëw ci kaawu allergie bi mooy yi ma doon wax nga allergie dara wala poussière bi la wër wala saxaar bi nga xam ne mi ngi dégagé wu ci tabac bi mais aussi yeneen agent yoo xam ne mën na nekk côté toxique wala yeneen agent yoo xam ne itam mi ngi ci kër gi nga koy jànkoonteeg yoo xam ne yow mënoo ko supporter mën na déclencher li nga xam ne moom moo di crise asthme boobu buñ ci jógee dañuy ñëw ci li nga xam ne moom moo di facteur de risque yi li nga xam ne mën na sabab crise asthme yi bi ci njëkk mooy hérédité comme ni ma koy waxee li nga xam ne mën nga ko doonu ci sa yaay wala ci sa papa nga doonu ci ñoom asthme bi mais bu weesoo loolu la pollution ba tey facteur environnemental la day ñëwaat ndax dañuy gis ni air bi ngay nooy peut-être mën na polluer poussière bi muy àndal wala tamit yenn xeet yi nga xam ne yaa ngi ciy exposé mën na la sonal ba indi asthme boobu wala produits chimiques irritants yi ngay nooy ay produits chimiques yoo xam ni supporté woo ko mën na déclencher li nga xam ne moom moo di asthme ci yow infection respiratoire ñi nga xam ne seen voie respiratoire bi tout le temps dañuy exposé ci li nga xam ne moom moo di ay infection ay virus ay bactéries yoo xam da koy attaqué ba indi jafe-jafe ci sa nooy bi mën na tamit dem ba jurale li nga xam ne moom moo di asthme parfois l'état émotionnel am na nit yoo xam ne dañoo tellement sensible que ni nga ñëwee annoncé leen benn nouvelle wala ni ñu koy yëgee mën na am benn émotion bu muy def ci ñoom bu subite boo xam ne dañuy jékki saay seen respiration bloquée wala ci saa si ñu commencé def crise respiratoire comme par exemple kenn koo xam da nga ñëw yëgal ko da nga ñëw yëgal ko décès wala nga ñëw yëgal ko benn affaire boo xam ne dafay brusque ci moom xaaru ko woon préparé wu ci mën na def benn état d'émotion ci moom boo xam ne day développer crise asthme ci saa si bu ñu jógee ci loolu da ngay ñëw ci li nga xam ne moom moo di symptômes yi wala signe ci niñ ko mën a tuddee yiy wane ni kii mi ngi amee asthme bi ci njëkk mooy toux fréquent
ñi nga xam ne dañoo amee asthme le plus souvent suñuy def crise dañuy sëkkat lu bëri essoufflement aigu da ngay gis dañuy sonn boo xam ne day mel ni luy jam ci seen dënn bi sensation d'oppression dans la poitrine mooy comme li ma doon wax léegi bu ñuy def crise asthme bi da ngay gis ni seen dënn bi dafa mel ni dañ ci teg lu diis seen dënn bi day mel ni loo xam ne da ngay gis ko la naa man de sama dënn bi dafa mel ni day jam wala day wañaar wala day naju c'est parce que oppression boobu noonu avant crise respiratoire yi di ñëw sensation boobu la lay def respiration sifflante boo ko seetloo ci ñi nga xam ne dañuy def crise d'asthme le plus souvent booy déglu seen respiration dañuy mel ni kuy wëlis suñuy nooyi day siffler mais aussi des sueurs profuses di nga gis ni tam bu ñuy def crise asthme bi ci li koy signaler bokk na ci nga leen di gis ñu jékki saay même bu ñu toogee fu fiix di tàng di ànd ak ñaq goo xam ne ba dañuy ñaq di siit loolu tamit mën na nekk signe évocateur une difficulté à parler wala nit ki toogoon di waxtaan ak yow crise yi commencé di débuter mu jékki saay am difficulté pour eggali baat bi mu doon wax wala pour wax ak yow wax joo xam ne sax mi ngi leer mën na éveiller sa attention ci kii mi ngi développé benn crise asthme malaise en cas de crise sévère d'asthme ñi nga xam ne nag dañoo am asthme mu yàgg ci ñoom chronique ba egg benn point bi ñoom bu ñuy def crise mën nañ jékki saay rek mu def leen xëm ci seen problème respiratoire boobu ci seen ak ñàkk mën nooy bi mën nañ jékki saay xëm def malaise mais bu ñu jógee ci li nga xam ne moom moo di symptômes yi wala signes yi dañuy ñëw ci li nga xam ne moom moo di traitement asthme bi ci njëkk mooy traitement médicamenteuse bi foofu ay anti-inflammatoire la ñu utiliser ndax le plus souvent kiy def crise bi dalay wax que day ressentir benn douleur bu aiguë ci niveau poitrine am ba mu mën ko tere nooyi anti-inflammatoire yooyu dina ko aider pour soulager douleur bi mais aussi des corticoïdes inhalés yi nga xam ni ay corticoïdes la yu ñu lay jox nga wax ko naan loolu dalay permettre tey bronche boobu nga xam ne fa la air bi war a jaar ba nga mën a nooy normalement di tëju corticoïdes yooyu dalay permettre sa bronche yu mën di dilaté wu nga xam ne dañuy mën a ibbeeku air bi mën a circuler normalement ba fatt bi nga doon am di def ay crise respiratoire mu mën la cee dimbali bu baax boobu ça dépend ci nga xam ne traitement bi bu dee yaa ngi koy suivre am nga médecin spécifique bu lay suivre moom dina la ci gën a leeral gën la cee expliquer nga mën a comprendre bu weesoo lool des bronchodilateurs tamit dinañ ko jël ay garab la yoo xam ne dalay permettre déclencher comme ni ma ko doon waxee ak ouvrir instantanément li nga xam ne moom moo di bronche yooyu tamit tëju ba tey dalay dimbali ngir respiration bi mën a jàll normalement crise bi mën a wàññeeku ou peut-être nga mën a prévenir crise bi ba du la sonal noonu trop mais tamit bu dee en cas d'asthme sévère comme ñi ma ko wax ne dañoo am asthme te mu sonal leen trop foofu le plus souvent boo yeggee ci wàll li nga xam ne moom moo di faj ba ci hôpital dañu lay defal li nga xam ne moom moo di oxygénothérapie parce que vu que da nga manqué air bi nga soxla pour respirer normalement léegi boo demee hôpital dañ lay solal li nga xam ne moom la gars yi di tuddee masque à oxygène la boo xam ne dañ la koy solal mu permettre la nga mën di nooyi facilement et normalement mu dégager sa voie respiratoire yi ba nga mën a nooyi normalement de ce fait dalay dimbali crise boobu arrêté wala peut-être du la gaaw a sonalaat lii moo nekkoon li nga xam ne indi noon nañ ko comme leeral ci suñu thème tey bi muy feebaru asthme di leen remercier ci seen teewaay di leen jox dig daje beneen yoon ci seen beneen plateau Actu 7 Santé ak beneen thème merci et au revoir.